di nuyu bu baax a baax mbégte la ñoom saa su ne dalal leen ci seen site Info Public TV comme nag ni ñu koy defee saa su ne bu xibaar bi daal di tolloo fii ñëw bu baax a baax ci réewum Sénégal mi nga xam ne nii rek daal dinay lancé ab vaste opération d'emprunt obligataire bu toll ci 400 milliards de francs CFA bi nga xam ne nag nar nañ ko lever rek pour yenn ci ay infrastructure ak it li nga xam ne nii moo di logistique ak it pour agricole bi mu nekk nag emprunt obligataire boo xam ne daal dinañ xam ne moom état bu Sénégal ci barab yooyu lañ koy rek nar a dugal maanaam def yenn ci ay réalisation lu jege li nga xam ne ni moo di infrastructure wante sax maanaam wàllum agriculture bi nu mu nërmeeloo actuellement boobule nag emprunt obligataire mu nekk ab emprunt bu daanaka historique gannaaw nag gouvernement bi ba ñu toogee léegi bari na aussi emprunté ya nga xam ne ni ñu ngi koy daal di amal surtout ci marché UEMOA bi tamit gis nañ ñu lever fa ay fonds